population campement Ngekoox maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëmaat ñëpp di wax ni yàgg na ñu nekkoon ci bër waaye dellu siwaat nañ ci chronique hebdomadaire yi nga xam ne Kébé Diagne daan na leen ko livré di ci wax lu am solo éveil conscience citoyen gestion transparente respect des procédures ñun dafa am ku ñu dénk suñu mairie muy le député maire Pape Songou Diouf 2014 ba léegi Ngekoox amal ko lu toll ni essence boo xamante ni moo koy jox pour muy dox soxla Ngekoox bu dem ci 2 millions ñu yëkkati 1,5 million mu jëm ci carburant boo xam ne moom lay doxee soxla Ngekoox ñu yëkkati li nga xam ne mooy journal yi muy lire ak revue yeeg yëpp mu dem ci 450 000 ñu yëkkati li nga xam ne li oto la teg ko ci loxoom mooy AD boobu ngeen di gis mu nekk ci biir mairie bon mu mel ni Ngekoox matale na ko lépp pour mu liggéey ci transparence def ay résultats waaye li ñu observé ci jamono ji mooy élection locale yii di jege si mu xam ne mandaam jeex na te yokkal nañ leen ñaari at élection yi war a am ci janvier bii ñu dëgmal dañoo gis ci 17 collectivités locales yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci biir département Mbour moom rek lañ gis mu tàmbalee jóg di doxantu di dem ci natt jigéen ñi natt bu mu dem gis nañ mu joxe 30 chaises wala 40 chaises boole ko ak 500 000 ou 300 000 muy lu jéggi dayoo loo xamante ni xaaruñu ko foofu parce que jamono bi muy def loolu bilan moom moo jot pour mu defal ko askan wi nga xam ne moom moo ko fi tegoon ñu ràññeewaat tamit ne xaalis boobu dafay niru ne maanaam day jënd jigéen ñi pour ëllëg ñu mën ko voter waaye may dellu si di wax ak jigéen ñi lu am solo mooy bu fekkee daf leen nar a former war na leen a mën a mettre en jeu ut ay papier de reconnaissance lu demee ni statut lu demee ni règlement intérieur ngeen am ko mën a accéder ci ay financement yu egg 15 à 30 millions pour war a mën a liggéey mais lii muy def nii na ngeen jàpp ne 63 ans la am bëggaat mandat 5 ans boo leen ko joxee dina am 68 ans mu këllamti ko alalu dëkk bi bu subaa mu xëy toog fële ba retraité li mu bëgg nag maa ngi leen di ñaan ngeen bañ ko see fekk si lii mu leen di jox du alalam parce que kuy fayeeku 500 000 ci mairie di mën a fayeeku 1,3 million ci assemblée nationale boo ko boolee matul 2 millions bon du xaalis sam lii mu leen di jox yéen a moom xaalis bi jël leen ko ngeen lekk ko ba mu jeex takk boo leen demee nag ba egg ci bara changé Ngekoox boo leen duggee ci mbañ gàcc bi ngeen xool li nga xam ne mooy xittali la jeunesse mooy yóbbu dëkk bi ci kanam dëkk bi ay urgence am demee nañu centre de santé bu mag bu mën a am tey ab gynécologue ku damm ñu war la mën a plâtrer ku am problème mu bëñ boo demee ñu war ko mën a dindi nga fay la nga war a mën a fay mais lii muy def nii tiit moo tax mu di ko def muy mbokki jàmm gën muy mbokki kër Sidi 2 muy mbokki Daaru Minam dama bëgg ngeen attiré waat seen attention bu baax ci li muy def dug mbaaxam danaay dégg nag léegi-léegi ñuy faral di wax naan ah man de bu ma xewlee dinaa gis maire déj ngénte faluñu ko pour muy dem ay décci ak ay ngénte dañu ko fal pour mu émerger loo campement ba lii ma tawat léegi mu mën a am ci campement mais loolu muy def noonu wareefu nit ku nekk la nit nag buy def wareefam bokkul ak ki nga xam ne dañoo natt lu demee ni 500 millions ou 450 millions de budget bàyyi ko ci loxoom mu war a liggéey pour war a def ay résultats li ñu constaté ci beneen anam gis nañ ne gare routière bi fonctionné te amatul président loolu yëpp loxoom moo ca ne mu mel ni foofu recette ba fa daan génn tey baisse na foofu recette amatu fa bu yàggul déggoon ngeen ma leen di wax ci marché dimanche bi foofu recette amatu fa li waral loolu yëpp loxoom mooy saboter gestion bi gis ngeen tamit li xew ci forage bi saboter nañu lépp yàq nañu lépp fu mu toll fu mu dox fu dem ñu naan paa bay fay paa bay def nii paa bay def nii mais man je lui pose une question qui est très claire mooy Sénélec ñaatal la ko comité gestion bi amal ci ay millions na ko wax xaalis bii ñu yëkkati ba di fay du xaalis boo xam ne maanaam am na rubrique budgétaire bu mu nekk dama ne gérer c'est utiliser la transparence c'est respecter les procédures ki ngeen fal xamul procédure
xamul transparence lan la xam ànd ak groupe am di lambari ci biir dëkk bi di naan bàyyil ñu dem ba jëndi waa natt bële bàyyil ñu dem ba jënd jeunes yi loolu amul solo li am solo mooy xelam tamit war na dem ci stade municipal ba li nga xam ne vestiaire yi yëpp xale yi dañ ko puub ba ca topp tamit mooy lu toll ni stade bële mais amul toilette ñiy seetaan si ak ñiy football mais ku ci am problème bu toilette tey foo jëm donc moom amul benn vision fi mu toll il a été déjà sanctionné parce que xam na ne moom bilan am c'est négatif il faut nag ñi nga xam ne ñoo am 20 ans ba 35 ans nu ñu jóg fas yéene changé Ngekoox pour Ngekoox mën a jëm ca kanam mbokk yi jël leen seen matuwaay tournée yi maire di def yëpp dafa jóg pour jënd conscience su nit ñi pour ñu jéem ko fee tegaat yeneen 5 ans may wax ak ndaw yi di wax ak jigéen ñi alal ji mu leen di jox gën leen koo wootal mu ñëw ngeen jël lépp lekk ko waaye nag mbañ gàcc ba ëllëg na ngeen voté li nga xam ne mooy moo fi jëlee Pape Diouf indi fi équipe bu bees ñu mën a liggéey campement dans la transparence et dans le respect des procédures maa ngi leen di nuyu di leen jox dig daje ci beneen chronique ci fan yi di ñëw wasalaam jërë ngeen jëf